ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi. salaamaaleykum téléspectateur Diaspora Vision ñoo ngi am mbégte tey di leen nuyu fi ñu leen daan nuyoo toutes les semaines fii ci Brescia ci restaurant Ibra Mbengue ñu am mbégte nag di leen présenter seen émission immigré ak politique. émission immigré ak politique nag tey mi ngi recevoir Lamine Dieye bokk ci mouvement démocratie et république bu Cheikh Hadjibou Soumaré ak Lamine Dieye dinañ waxtaanee situation politique bi fii ci Italie, dinañ waxtaanee immigration, dinañ waxtaanee également seen mouvement ak situation politique ci Sénégal dañ koy jox mu nuyoo ñuy doog a dugg ci waxtaan bi Lamine. donc Malick maa ngi lay nuyu. di nuyu suñu technicien bi Augustin. di nuyu aussi mon frère Pape Camara bi nga xam ni moom laa àndal mu bàyyi yitteem yëpp. rien que mouvement bi ngir gëm mouvement bi. ak gëm li ñuy liggéey. di nuyu téléspectateurs yëpp. di nuyu aussi ñi nga xam ne amoon nañu yéene ñëw te ñëwuñu. lu demee ni que président Cheikh Moustapha Diop dafa am empêchement. Anta Diama Mboup ak Lumbe Diop peut-être lim bi xam naa ni day sori di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi ci section yi yëpp. parce que mouvement la ñu mais franchement di remercier aussi ci opportunité bi ñu jox. pour ñu ñëw teew fii pour waxtaane li nga xam ni boobu ba léegi ñi ngi ñuy woo téléphone. te yàlla dogal na mënuguñu am temps wu pour def tournée pour dem ci ñëpp pour waxtaan ak ñoom. mais di la remercier aussi ci opportunité bi nga xam ni moom nga ñu jox tey. waaw Lamine ñoo ngi lay gërëm yow tamit ci sa disponibilité parce que vraiment biñ la contacter rek yaa ngi daw yaakaar naa daw nga lu ëpp 300 kilomètres pour ñëw fii daw nga 450 kilomètres pour ñëw wuy si woote bi yow tamit kenn amul sa fay Lamine dañuy commencé waxtaan bi rek nga présenté ñu seen mouvement bi wax ñu nan la doxee ak nan ngeen ko commencé fii liggéey. donc merci Malick ci question bi. mouvement bi mi ngi tudd démocratie et république. je sais que ni président moo gën a placé sax. pour wax ci programme am lépp. mais ñun dinañ la wax rek ci li ñu ci dugal. ak ban yéene la ñu am ba fas yéene ànd ak moom. donc démocratie et république day ñaari mbir yoo xam ni. Sénégal da ko tumuraanke benn mooy république parce que république dafa am nu muy demee dafa am loo xam ne askan bi moo ko moomal boppam. gis nañ ni doxul. beneen bi ci des démocratie moom bul tudd parce que dictature laa mën a tudd moom moo fay dox ci lépp. non moom moo am loolu moo am. donc bu ñu gisee nit koo xam ni. nit ku digne la. nit koo xam ni liggéeykat la nit ku xam état. donc bu ñëwee présenté wu ni moom dafa bëgg Sénégal ñu xalaat ni ñaari pàcc yi nga xam ni moom la tuddee mouvement bi mooy doxal réew. parce que ku ko respecté rek réew dox benn mooy république nga xam charte yi. nga jox ci askan bi li mu moom beneen bi mooy démocratie. nga jox ku nekk tamit li mu moom liberté d'expression am. ñu xalaat ni ki nga xam ni nag. moom moo ñëw muy président Cheikh Hadjibou Soumaré. ñu xam ko bu baax bi mu nekkee premier ministre. gis liggéeyam. donc loolu moo tax bi mu wootee rek. ñu bàyyi li mu doon def lépp. càmbar waxtaan ci suñu biir parce que du décision am na feneen fu ñu nekkoon. du décision boo xam ne Lamine Dieye moo ko jël. dañu waxtaan parce que réew du lu ñuy fooye. bi ñu waxtaanee suñu biir xool càmbar candidat yëpp. ñu xalaat ni non seulement tur bi mu tuddee mouvement bi. si la réew di tegu. ñu xalaat tamit ci nit ki parce que nit balaa ngay wut candidat da ngay xool parcours am. parce que nit neex a présenté da ci am solo. waaw loolu voilà donc loolu moo waral appel yi ni jot yëpp avant ñuy ñëw fii. occasion bi nga may nit ñu may. ñu dellu ci rek di la remercier daal. waaw Lamine wax nga ko sànq ci sa développement am na foo nekkoon yaa ngi woon Benno Bokk Gis-Gis. benn instant yow ban instant nga sentir le besoin rejoindre Cheikh Hadjibou Soumaré. donc loolu question bu am solo la ñu bari ñu ngi ko doon xaar. parce que buñ la déggee ci benn mbir boo xam ne parti boo xam ni yaa ko indi ci réew mi. parce que Bokk Gis-Gis man maa ko indi ci réew mi ak Cheikh Moustapha. donc ñun ñooy premier militant yoo xam ni. bi président Pape Diop génnee PDS. mën naan la ñoo ko sos. parce que bi muy génn PDS boobu ñaari clan moo amoon. président Wade dafa choisir Omar Sarr. moom àndul ci loolu mu génn. bi mu génnee comme ñun toujours ci liberté la ñuy dem. ak gëm-gëm. ñu topp ko. ànd ak moom ci mouvement.
ba bokk gis-gis ñëw formé wu ñu ànd ak moom donc bi ñu demee forum parce que man maa doon coordonné bokk gis au niveau de l'Europe. waaw donc ñu amoon benn fédération boo xam ne Europe yëpp la ñu am benn forum bi ñu doon def France. waaw bi ñuy def forum bi man dama am liberté boo xam ni lu ma sentir dama koy wax mu tegu ci yoon nag ak démocratie. c'est très important. nekkuma ci parti parce que dama ci war a nekk wala figurant laa ci war a doon. damay joxe sama xalaat bu ma demee ba noppi gisatuma ci sama bopp. ma tege lépp xool feneen ki nga xam ne moom laa am yaakaar ci Sénégal ma dem ci moom. loolu moo ñu jëlee bokk gis-gis je pense que président Pape Diop du nga ko gis di sëgg parce que nit ku baax la parce que nit loo mën a wax ci moom it seedeel ko li yàlla def ci moom nit ku baax la mais nag li ko jote léegi Abdoulaye Wade amaana peut-être loolu moo ñu jote léegi moom mooy problème mu gis-gis gise gise nañu nii tàqlikoo nañ ci jàmm nit ku baax la nag comme personne mais nag néanmoins suñuy gis-gis moom ñu wute. waaw Lamine est-ce que waaw ci foofu sax laa lay wax laajaate leneen gis nañ ne parti politique yi à chaque fois genre démocratie interne dafay jafe est-ce que waruñu waat réformer waat wala boog ñu jàngataat na ni ñuy diriger parti politique parce que vraiment da ngay gis koo xam ne kii lam doon bañ fele bu ñëwee ba jógee fa sax day ñëw yàlla def ko ci bopp bi muy def la même chose est-ce que xawuñu am problème mu leadership un peu. alors c'est-à-dire dafa am ñoo xam ne ñu jaawale parti ak kër parce que réew du caaxaan. man nga di élection législative député yi peuple bi sax la ñuy wax moo leen fal mais peuple bi falu leen parfois affaire de kii la rek. bu dee ci majorité comme Macky Sall jël na ay nitam ñoo xam ni peut-être sax fa ñu dëkk xamuñu leen bu baax. mais bu dee njiitu réew looy càmbar la. parce que parti du kër. dëgg la. démocratie il faut nga nekk nit koo xam ni da ngay nangu dëgg. di nangu di wax ñu lay weddi. waaw mu am parce que nit matul mu am confrontation des idées quoi. boo jàppee ni rek lépp rek ci yow la concentré wu yow yaay wax da ngay joxe ay instruction parfois tu ngay jël décision arbitraire donc yaakaar naa loolu doxalul parti man nag fépp fu ma nekk man dama fay indépendance li ma sentir dama koy wax li ñu dugal ci président Soumaré rek am yaakaar ci moom la parce que xëyuñu xëy question de ñun ñoo dem ci moom non moom moo ñëw ci ñun ñoo sentir dem ci moom président Soumaré xam loolu Lamine Dièye donc ñun ñoo ko gis am ci moom yaakaar gis liggéey bi mu doon liggéey ak tamit muy lu am solo mooy dafa am loo xam ne bokkul ci suñu culture parce que ñun balaa ñuy bàyyi rek ñu téye suñu loxo. lekk bañ na la dindi sa. voilà dafa am acte bu ma marqué bu mu def. bi mu nekkee premier ministre. boobu dafa jékki-jékki déposer démission am pour des raisons de santé. mais am na ñoo xam ne bu ñu doon dem bay ñëw ak ay beeke ñu leen di teg ci pousse-pousse du ñu bàyyi nguur. dëgg la xam nga ku foqalewul moo neex a àndal. waaw koo xam ni lépp ci raisonnement la koy teg. teg ko ci gëm-gëm aussi. parce que loolu lu ma marqué ci moom la tamit. parce que dafa rare. nit yuy raisonné noonu. parce que primature am na ñoo xam bu ñu fa nekkoon. même bu ñu leen doon teg ci pousse-pousse ñuy xëy si. dinañ leen teg ci pousse-pousse ñu ñëw. wala dinañu dem bu mujj ñu ni premier ministre dafa absenté ou bien. mais ku dem bu mujj nga xalaat ni yow kat lii mayu la ko. bu demee dina sooxe. donc loolu du ma sooxeel. dëkk bi pour sama intérêt bopp nit kooku nit ku jara àndal la daal. waaw Lamine ci politique la ñuy des ba léegi. jamono yële ñu génn gis nañ ne président de la république Macky Sall génne na benn décret révoqué Khalifa Sall ci mairie de Dakar ban jàngat ngay def. xam ne loolu affaire ma tay la rek. parce que nit. duñ la jox lépp nga jël lépp. président Macky Sall moomul Sénégal. Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. mais bu dee da nga jël réew. mooy li mu la doon wax ci république et démocratie rek mooy république ni mu war a bindoo ak démocratie nan la war a amee ci réew ñaar yooyu yëpp dafa tumuraanke Sénégal. parce que non dafa tumuraanke. Khalifa Sall bu doon ànd na ak ñoom. ànd ak Tanor ci li ñu bëgg. mooy comme li ñuy chanté président Macky Sall rek comme ni ko président Moustapha Niasse di ko defee. même maa ngi seetaan benn vidéo sax ci parrainage. ñoom ñëpp ñu bàyyi seen liggéey dajaloo président di leen woo téléphone. ñu naan président kontaan nañu. président yaa baax mais loolu mooy lan ci mag yoo xam ne da nga war a dem retraite donc bu doon ànd na ak ñoom ci loolu dama xam ni Khalifa Sall li mu wane bañkat mooy wane loolu parce que man genre nit kuy bañ dama ko bëgg donc bu doon ànd na ci ñoom ci loolu duñ ko dàq duñ ko indil ay problème beneen bi ci des mooy révocation bi mu def pour mairie de Dakar bi ñun fi mu ko jëlee dafa teel parce que ñëpp ànd nañ ci ni procédure bi eggul parce que am na lu ko yoon may mais moom day def lu ko neex xëy dem voyager tàmm na ko
da ko def rek signé dem yoonam ñu coow ñaari fan mu bàyyi jeex coow li ci dëkk bi. waaw mu coow ñaari fan mu jeex mais loolu jaaduwul mais nag li ci kanam raw li bët la olof di wax. waaw loolu dëgg na Lamine ba léegi ñu desaat ci politique parrainage bi gars yi ñu ngi ci en plein xam naa sax yéen tamit war ngeen cee nekk xaw ma ndax sa waa ji dina matal nag ban commentaire ngay def ci. donc parrainage bi li may wax rek tuuti ci historique bi laay jël tuuti. parce que booy xool lu ñu yàgg a préparé la ñoom. parce que ci élection législative yi la démarré bi ginnaaw bi ñu jëlee candidat yu bare ñoom. pour teg ko ci bëtu askan bi. pour mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo leen parrainé. pour ñu doon candidat ci élection législative yi indi liste yu bare. pour jéem a wut lay yi. pour que bu paree ñu ne candidat yi kat bare na il faut ñu seet benn système boo xam ni dinañu wàññi ñi présenté wu ci élection présidentielle yi. parce que loolu yaakaar naa li gënoon gaaw moom mooy bulletin unique. yaakaar naa xaalis bi si lay gën a wàññeekoo. dina permettre aussi nit ñi duñu soñ bu ñuy voté mais li ñu def nii instant bii sax si la ëpp parce que ñoom ñoo jëlaat ay nit. def leen candidat pour léegi ñu jéem a néewal doole. ñeneen ñi wut parrain ci yeneen dëkk yi pour que du ñu matal donc loolu dafay loo xam ne lu garaaw la loo xam ni ñoom ñi ngi koy def beneen bi ci desit moom mooy xam nga nee nañ 3 millions la ñu wut bu dee Sénégalais yi defuñu ndànk xool bu baax résultat parrainage bi mooy doon résultat provisoire élection présidentielle yi ci naka xam nga ku ñuy laaj ay 65 000 nga ni 3 millions ngay wut ba tax léegi gouvernement bi kenn liggéeyul ministre yeeg ñëpp tëj seen bureau yi Sidiki Kaba gis naa ko ci benn marché muy toog yor bigam ak fëyam di bind xam nga parfois day indi benn doye ji goo xam ni kenn du xam lu muy nuróol ñu war a liggéey voilà ñu war a liggéey pour askan bi xëy gàddu seen big ak fëy ci loo xam ne amul benn njariñ parce que élection yi passé ñi présenté wu matul 20 élection présidentielle yi passé xam nga loolu lépp boo ko jëlee rek parce que li ma lay wax ci parrainage bi rek bu dee dem nañu parce que données yëpp ñi ngi ak ñoom bourse familiale yi mi ngi fi mën nañu remplir lu leen neex parce que fiabilité bi war a am dafa des mooy l'opposition bi casse toujours fichier am na données yoo xam ne ñoom mënuñu am lépp bu ñu génnee ne am nañu 3 millions de parrain kan moo sañ a contester élection présidentielle yi dañ naan feeñoon na ci parrainage bi te fekk demewul noonu donc te boo xoolee sax nga xool Sénégal 10 personnes yoo jël ñaari nit duñ sax ñaar benn nit moo ci ànd ak Macky Sall keneen ki day xel ñaar waaw parce que du li nga njëkk a wax ñaari nit moo ànd ak non na jël ñaar dama la ba wax ne la ñaar ñi benn nit sax moo ci ànd keneen ki ma ci boole day xel ñaar ba xam mu ànd ak moom wala du ànd ak moom donc 8 yi ànd ñu ak moom xam li ma la wax donc loolu daal laa xam ci parrainage bi di wax ni lu jar a bàyyi xel la daal waaw seen Cheikh Hadjibou Soumaré très franchement est-ce que yaakaar nga ne mën na am 1% bi ndax mën naa am 1%. mais mën na nga ëppal xam nga Sénégalais yi kenn moomu leen. waaw parce que fi ñu toll nii dañ nekk ci. beneen mbir boo xam ni. Sénégalais yi kenn jëlatu leen di leen solal ay t-shirt ñuy dem di tàccu kenn. génération amoon na fi boo xam ni temps PS dañuy ñëw ñu solal yëpp yëre Abdou Diouf ñu dem tàccu ñëw. da solal leen ay lunettes yoo xam ni yu vert la drapeau. kii voilà drapeau parti socialiste ngeen dem tàccu mais léegi jeunes yi ma gis du ñoo xam ni dañ leen di jël di leen di wommat di yóbbu fenn bu dee teg nañ ko ci yoon man xalaat naa ni waxuma la sax 1% buñ ko mën nañ dinañu am lu ko ëpp mais li ñu yoon may dinañ ko am te buñ ko tegee ci yoon bu ñu sénégalais jox nañ ko loxo parce que man xam naa ci dara maa ngi woon Sénégal bi ñuy defit ñun du pour rien ñu ñëw ci président Hadjibou Soumaré du question dañ takk suñu bët rek yëkkati na rek ñi moom dafa bëgg lii ñu ni dañuy topp ci ginnaawam dañ ko xool xam ni kii ku ko fi teg Sénégal mën na am yaakaar ci moom ci lu bëri parce que lépp lu état di doxee xam na ko lu jëm ci wàllu infrastructure am na ci programme boo xam ne am na lu mu ci jot a xam parce que bëgg na décentraliser ñëpp gis ci seen bopp après di ñu dugal tuuti ci programme bi sax Lamine ba léegi dañuy des ci politique des ci phénomène bi nga xam ne léegi moom lañ commencé observer Sénégal muy ay jeunes yoo xam ne dañuy fépp jóg non seulement dañuy fépp jóg mais dañu indi beneen style ci doxaleenu politique maanaam mën naa ci lim Sonko mën naa ci lim juge Dème mën naa ci lim capitaine Dièye lan pour yow lan moo waral phénomène boobu. mais xam nga réew. ku nekk da ci am kenn moomu ko. nit ku nekk rek boo xalaatee ku fipp ku nekk daf fekk ñu tooj la. bu dee juge Dème li mu wax dégg nga ko ci magistrature beeg yëpp
bu dee capitaine Dièye li mu wax ci armée bi dégg nga ko bu dee Sonko fi mu nekkoon li fa xew ku ci nekk rek am na secteur boo nekk boo xam ni. te ay secteur clé lañ nekk. voilà très bien. parce que vraiment boo armée justice ak finance yi vraiment je crois que c'est les secteurs clés. voilà loolu rek war na doy président Macky Sall mu war a xam ni dara doxul ci réew mi parce que ñooñu ku ci nekk mënoon nga toog fi nga nekk noppi comme ni ko ñëpp di defee gérer sa njaboot nga ni léegi du mu dugg ci dara kenn bañ la xam sax je pense que loolu moo leen gënoon noppal ñoom mais defuñu ko bu ñu bàyyee loolu lépp sacrifier seen carrière pour Sénégal je pense que lu baax la parce que wane na nit ñi ay bañkat lañu te tamit dans l'avenir mën nañu am dara aussi parce que du demaguñu fenn quoi. voilà li des moo ëpp ci li ñu nekk ñoom. waaw Lamine dañuy sànq yaa ngi doon commencé développer tuuti naan sa président xam nga tuuti ci programme bi bëggoon naa nga waxal ma yow ab boo ñu définir quelques axes yoo xam ne jot nga ko xam yow boo ko doon proposé boo ko développé ba pare nga wax ñu boo ko doon proposé yow en tant que sénégalais de la diaspora lan nga koy proposé. pour ñu def ko pour diaspora bi dans l'immédiat voilà ci diaspora bi. mébét yi bare na. man maa ngi ciy liggéey te tamit yaakaar naa boo déggee soxna Ngoné Ndoye war nga ko xam ne ko nekk ministre des Sénégalais de l'extérieur donc kooku bu mu nekkee ci wetam rek xel yu bare ci diaspora bi war na dal parce que du fi gan xam na li fi nekk liggéey na fi liggéey na ak président Wade bi fii président Wade moo ko defoon ministre des Sénégalais de l'extérieur donc kooku yaakaar naa am na cahier de doléance ci sama njort man war na ko yor parce que bi muy nekkee Sénégal je pense que bu ci defee 6 mois si la yam après mu jóge fa donc kooku war na yor mébutu sénégalais yëpp. ci loxoom defoon na sax d'ailleurs moom benn tournée ci Europe bi. ñëw na fi Italie vraiment. donc kon foofu moom sénégalais de l'extérieur ñun suñu xel dafa war a dal parce que ku fi nekkoon ba xam la ba pare boole ci ak ñun expérience bi ñu am. dinañ ko dolli ci lu bëri. donc côté boobu moom na suñu xel day dal bu président Soumaré jëlee réew mi. parce que kooku moom awma ci doute quoi voilà mais bu dee lu jëm ci programme nag je pense que mënuma ko anticiper bu ma ko anticiper mënuma xam lépp moom heure le moment venu buñ ko woowee dina wax donte am na lu mu ci joxe ay actions yu mu ciy joxe mais dina wax programme lépp ci lim ko tënk incha allah leneen lu mu ciy dolli bu nu amee ay suggestions dinañ ko président lii kat bëgg nañ ko comme moom démocrate la te dina nangu xelu nit tey na dal na dina dégloo donc loolu rek laa am lu may wax ci programme bi. waaw ba léegi diaspora la ñuy des comme en tant que sénégalais de la diaspora xam nga ne Italie particulièrement bi ñuy dund am na changement de régime politique. qui n'est pas du tout tendre avec les immigrés. déjà ban commentaire ban jàngat nga ciy def ba pare yow boo doon proposer concrètement gouvernement bi mu ban comportement nga koy wax mu adopté sénégalais yi tamit ñun en tant que sénégalais. yan comportement lañu war a adopter vraiment pour faire face à ce régime hostile. donc ñëpp xam na ni changement am na. parce que nit bu la bëggul ba wax ni la bëggu la. ni la ay doomu réewam doy na ko parce que boo gisee même rencontre bi amoon amoon na benn ci ñoom ci seen biir. amoon na quelques divergences entre Salvini ak ministre luxembourgeois bu. waaw mooy bi ñu defee affaires étrangères. ba ay mbi coow nga xam ne ñoom ci seen biir xam na ni doxalin bi baaxul parce que am na lu ci rax ba kooku mujj ci gis boppam ba tontu ko mais loolu lépp ñun moomuñu réew mu nekk am na lu muy doxee constitution bi ñun mënuñu ko changer am na loo xam ne moom la leen yoon may pour ñu doxal li am solo mooy ñu jéem a méngoo ak charte réew mi ni muy doxee te tamit association yi nga xam ne ñi ngi fi parce que ñaar ñoo man kenn te ñett du bëri man association maa ngi ci association maay secrétaire général association sénégalaise bi nekk fële sax guy gi donc di invité ñëpp rek pour que ñu dugg ci association yi daayira yi lu mu mën a doon rek ñu xàccandoo dóorandoo te gouvernement bi aussi mu aar état Sénégal aar ay doomu réewam fu ñu mën a nekk maanaam di leen saytu di leen taxawu ci lépp loo xam ne rek dañ koy soxla ci lépp loo xam ne rek réew war na ci mën a féete doomu réewam mu jéem leen fa féete donc loolu laa am rek comme. waaw ñoom sax temps yi yónnee woon nañ fi ay mission ay yu mel ni ay Plaza Prix yooyu pour est-ce que am nga yaakaar ci seen Plaza Prix ak yeneen organisme yi nga xam ne ñoo ñëw pour jàppale gars yi ci ay projet dimbale leen gën a yombal seen retour ak seen réinsertion. ah bien c'est bien loolu lépp initiative bu baax la. yàlla na am suivi laay wax. am suivi moom mooy mu bañ a am discrimination.
comme nga ni ñii laay joxuma ñee ñii laa faralu ma ñee mais nag képp koo xam ne rek da nga am yéene bu baax ni da nga koy def pour Sénégalais yi donc loolu duñu def lu encouragé parce que politique bi ñuy def politique guñu pour que gis lu baax ñu ni lii dafa bon politique guñu pour nit ñi ñu saagaal Massamba ñu saaga ko lépp lu ñuy def rek par conviction la parce que mu lu ñu dugg it conviction lañ ciy duggee voilà donc di leen encouragé rek je ne sais pas fu muy mujjee mais daal li ñuy ñaan mooy bu dee lu baax ci Sénégalais yi yàlla sottil ko te tamit mu bañ am benn discrimination waaw yow lan nga jàpp ne diaspora bi moo gën a jàmp instant yi lan pour yow lan moo gën a jàmp instant yi pour ñun non c'est-à-dire dafa bari secteur parce que ñun li ñu soxla bari na loo xam ni pour retour moo ci ëpp solo parce que nit ku nekk kenn ñaanul dañu ñëw mais kenn ñaanul ni yow da nga fiy nekk jusqu'à plus l'infini donc li gën a jàmp moom mooy looy jàppalee nit ki ba mu retourner pas loo koy jàppalee ba mu gën fi mën a toog parce que nit ku nekk boo sañoon li ngay am fa nga dëkk foofu nga koy am di gis say mbokk di gis say waajur di gis ñëpp donc je pense que li gën a jàmp ci retour lay bokk ci volet boobu laa koy boole man waaw Lamine ba léegi politique la ñuy des gisoon nañ ne élection yi passé yow yaa nekkoon plénipotentiaire seen coalition gagnante bi ñu gis ne am ngeen ndam loo xam ne lii vraiment c'est dafa ndam lu am solo parce que raafale ngeen 3 députés yi nga xam ne moom la gars yi doon xëccoo fii d'ailleurs 3 opposition députés yooyu rek lañ am est-ce que mën nga ma ñëwal ci historique bi ak stratégie yi ngeen utiliser vraiment ba am ndam loolu. waaw loolu question bu am solo la Malick parce que maa doon coordonné centre ak sud bu Italie donc maa doon plénipotentiaire u coalition gagnante bi ci juridiction bu ambassade bu Rome donc bureau de vote yëpp man maa ci nekkoon ku fa nekk man maa la fa yabal mais nag day liggéey boo xam ni liggéeyu groupe la boo gis-gis daka àndoon ak waa PDS mu doon ñu diviser Italie en 2 jox lu jëm ci consulat bi président Alioune Guèye moom it mu liggéey ci liggéey bu am solo voilà man ñu jox ma lépp lu jëm ci ambassade bu Rome bi ñu boolee suñu force ñun ak waa PDS ak waa marqué bi ak ñi nga xam ni ñoom it jàppale nañ ñu ci parce que boo nee centre sud rek marqué bi mi ngi ci biir ñu yàlla dogal ñu am ndam bi ñu amee ndam nag doon liggéey bu yomb parce que booy xool am na lu bare lu ñu jànkoonteel parce que ñoom dañu xool fépp fu ñuy ñàkk rek ñu jaxase carte gi bu jëmee ci carte électeurs yi yow da ngay bindoo portrait candidat yi ñu jël la yóbbu Rome léegi ñoom li ñu xalaat du sax question de parce que damay dégg ñu naan seen militant lañu jox mënuñu ràññee ku seen militant ko du seen militant dañu xool zone bi nga xam ne dañ fay perte ñu jaxase ko ñëpp bokk ci yam parce que gis nga ñoo xam ne dañuy bindoo Milan ñu yóbbu leen feneen mais loolu lépp ñu affronté ko di ci liggéey parce que man daan naa xëy 8 heures ba midi toog di bind ci centre de vote yi di coordonné parce que dafa metti je pense que président Alioune Guèye du wax déet parce que moom it mu ngi doon def même chose vraiment di remercier aussi waa PDS yi ñoom it nit yu baax lañu ñoo xam ni franchement bi ñuy liggéeyandoo cër bu nu am ci coalition bi jox nañ ñu ko du benn fay boo xam ne am na ci loolu tamit lu yombal ndam bi la parce que booy liggéey ak nit nga teg ko fi nga ko war a teg donc yaakaar naa day yombal ngeen am ndam voilà moo tax réccuwuñ ko je pense que opposition bi fii rek la gagné muy Europe du Sud muy Italie Europe du Sud ñi ñoo ko composé Italie Portugal ak Espagne ak Grèce donc foofu la ñu am ndam liggéey boobu daal xalaat naa xol yi àndoon ak tamit fii nga xam ni dañu wan ginnaaw président Macky Sall nga xam ni ñoom dañ ko wan ni ko mënoo fi am dara donc loolu da ci joué lu bëri espace voilà ba léegi dañuy des ci politique ci d'ailleurs ci président Macky Sall boobu nga daaneelee sax fa laay yëkkatee man est-ce que Lamine dëgg l'opposition sénégalaise am na les moyens pour déboulonner la machine Macky Sall. moyen ci ban fànn. pas moyen financier mais argument politique yi am nañ ko. mais argument yi est-ce que am nañ loo xam ne lii mën na dindi programme xam nga lenn moo am gis jant bi ñu gisoo ko. parce que Macky Sall moom ci boppam moo la gën a xam ni. amul popularité Sénégal instant bii. loolu nga yaakaar rek. non loolu moo am. te le problème mooy boo ko waxee problème am. parce que du ñu nangu dëgg. démocratie comme ni mu ko yàqee ci Sénégal ñi ko toppit noonu la ñuy doxee. Maître Alioune Badara Cissé médiateur de la République. sama xarit la maa ngi koy nuyu parce que vraiment. sama xarit la yàgg na depuis mu nekk secrétaire général du gouvernement daan nañu waxtaan ci lu bari mu may xelal ci lu bari. muy nit ku dëggu. bi muy dem APR boobu man maa ngi des PDS mais néanmoins daan nañu déggante conserver relation yi nga xam ne moom la ñu am. bi mu demee ci Ferlo bi
gis fa li mu gis la wax mais lan la premier ministre moo génn tontu ko. ah mais xam nga loolu da est-ce que yow jàpp nga ne discipline même est-ce que jàpp nga ne moom loolu mu wax war na ko mën a wax publiquement est-ce que jàppoo ne waroon na utiliser yeneen moyen ba jàllale message am. mais moyens yi dafa am ñaar am na boo xam ne li mu warul wax publiquement bind na ko rapport jox ko président. leneen li ci des. je sais que ni moom nit ku mat la parce que jàng na droit xam na li ko yoon may. parce que avocat la. donc gëw ma ni moom. dina war a mën a def waxu jàng moom. non dama lay wax non exemple laa la jox rek. parce que yéen jàngkat yi rek ngeen dingat yéen waa opposition. waa déglu magistrat yeeg yooyu yëpp yéen di ngeen waxee magistrat yi dafa am du ñëpp. waaw parce que am na ñuy doxal yoon. mais ci ñi bokk ci ñi génnee juge dem. ñooñu doxaluñu yoon. mais Maître Alioune Badara Cissé jàpp ma ni moom dina def benn faille boo xam ni. Sénégalais yëpp c'est-à-dire ñii ñoo allergique ñoom ñoo bëggul su leen tontu. li mu wax moo leen arrangé rek mais est-ce que. non arrangé wuñu man li ma lay wax politique gu ma pour kii politique boo xam ni waxal lii saaga non. damay politique ak objectivité. maanaam lépp lu may wax rek day fekk loo xam ne mu am firnde. ñu teg ci suñu bët loolu la ñu fas yéenee doxal fii ci Italie ak ñi ànd ak ñun ñëpp. donc si la ñu ñëpp xam. donc bu waxee ni Ferlo bi masul xam ne am nañu ciy dund lii dem ba visiter mu metti ko ba mu wax ko. ñoom li ñu waroon def mooy jël nañu note. dinañ ci jéem a def suñu kéemtalaay kàttan pas di tontu parce que da ngay dem ba mujj léegi yow doo xam Sénégal institution yi nu muy demee. ministres yi xamatuñ sax seen liggéey dañuy ne comme li ma la wax rek di wër di pare ne ñii ñi ngi ci leneen ay futilités yoo xam ni maanaam day réew mi day jaxasoo boo xam ne daal yow da nga naan ci ban réew nga nekk. moo tax ñu am yéene. indi fi président Soumaré pour ñaar yi nga xam ni voilà delloo si état bu redressé ba pare nag. je sais que ni Sénégalais yi duñ ko bàyyi mais moom xam naa ni bu demee ba àppam jot. dina leen comme ni mu defoon bi mu nekkee premier ministre dina leen yéen kat Sénégalais yi lii yéen a ma ko dénkoon. tegaat naa ko seen loxo redressé naa ko te boobaa histoire dinañu retenir dara voilà. waaw Lamine expliqué nga mais vraiment sur le plan programme est-ce que président Macky Sall aussi n'a pas un bilan qui bu ko permettre mu remplir. amul benn bilan. chantier am na sax parce que lépp mënul négatif. mënul nekk mënoo ni jël ni lépp zéro la. kooku boo koy wax sax nit ñi waruñu la déglu. mais nag boo yoree balance nga peser di nga xam lu positif moo ëpp lu négatif ou déet parce que li négatif parce que réew bu ci démocratie amul rek ku jàpp nga tëj rek mënoo def lu positif parce que yow dictature mënul ànd ak développement. xam nga la beneen bi ci des mooy yoonu yokkute la njëkkee bi mu demee ba yokkuwul dara yokkuwul. mu changé ko tuddee ko Sénégal émergent Sénégal la moo fa émerger chantier yu bare président Wade. moom moo ko commencé woon état continuité la foofu nga jëm. xam nañ ko waaw dama xam nañ ko. mais nag di initier. di indi dafa am solo. mais yow jël parce que réew mi dara doxul instant bi nii lépp la bloqué. affaire xanaa peut-être affaire famille daal bu dee bokk nga ak moom jeg nga ko loo bëgg di nga ko am. ñi fa nekkoon année 60 ñoom ñoo fa nekk ba léegi mu jox leen institution yi. léegi présenté wuñu sax léegi yóbbu nañu ñoom ñu waroon dem retraite demuñu retraite mais jeunes yi leen toppoon la ñu yóbbu retraite. xam nga kooku bu ma gisee nit ñuy ànd ci ginnaaw ñooñu dama naan ñii amuñu conviction damay ñëwaat rek ci ñi nga wax joxe ñetti jeunes yi nga joxe comme référence ñoom ñu am gëm-gëm lañu. parce que je sais que ni yamu ñoom ñi nga xam ne ñoo topp ñaar ñi nga xam ne bi ñu waree dem retraite yàgg na ñu teg leen ci institution yi ñuy wër di parrainer yóbbu xale yi retraite donc man bu ma gisee genre yu topp yooyu da nga may jaaxal. parce que man du ma genre boobu. mais Lamine à part problème yooyu nga wax ay problème de succession ay affaire est-ce que man ci programme laa bëgg ñuy ñëw gis nga le PUDC yow xam naa ne peut-être dëkkoo àll ba. ñoo fa laa dëkk Paal laa dëkk. waaw booy dem Paal booy dem waa ñoo ngi si gaaw dëkk Maam Raam Ngom mi dëkk bu mag. yow Paal rek Paal boobu nga dëkk rek. booy waxal yàlla am na changement yu bëri yu fa président Macky Sall ak village environnement yi. man de gisuma ko donte nag commune bi ñi ngi góorgóorlu. ak population yi nga xam ne ñoo fa nekk. mais lu jëm ci infrastructure loo xam ni ci état la jóge bariwu fa de donte ñi ngi góorgóorlu nag. mais ñi fa nekk ay jàmbaar la ñu muy maire beeg ñëpp. mais nag day fekk ñu jàppale leen. man gisuma jàppale bu Macky Sall jàppale Paal man gisuma ko man. donc pas sax ma def particularité parce que tax mu jóg yaa tax mu tudd ko rek. waaw mais man gisuma. jàppale loo xam ne rek am na répercussion ci côté boobu gisuma ko mën naa am nag mais comme li ma la wax rek. kii ko wër yi amul woon courant. amul woon non kooku temps Ablaye Wade la. Paal depuis avant indépendance je ne sais pas avant mais man avant bi mu juddoo fekk naa courant yëpp. non pas biir Paal mais environ village environnant yi avant Ablaye Wade la. président Wade moo ko fa def. courant haute tension bi moo fa nekk.
man naam nag moom mu yokk feneen parce que li liggéey continuité la mais man daal li nga xam ne moom laa la mën a wax bu ma peser li nga xam ne moom laa gis mu négatif moo ëpp lu bari ci jikko yi maanaam instauré loo xam ne baaxul ci ndaw ñi moom mooy dictature affaire yu yaa ma neex boo àndee ak man ànd nga ak man boo àndul ak man ma jàpp tëj ku ñu taxal mu jëm ci man ma jël dossier bi teg ci sama loxo parce que OFNAC il y a 2 ans gisoo benn rapport ci Nafi Ngom Keïta la mujjee woon ba mu ko publier si la ko dàq xam nga day def defin boo xam ne moom amatu ci kersa da ci faalewul dara sax parce que da ci nëbbatul dara xam nga kuy def di làq ak koo xam ne li ngay def amoo ci kersa y a une différence moom amatul kersa ci li muy def donc kon man mënuma gis avancement ci Sénégal parce que li ëpp solo ci Sénégal maanaam mooy nga sàmm liñ fa bàyyi woon li fa mag ñi bàyyi woon ñëpp bàyyi ko nga sàmm ko te tamit nga am kersa ci nit ñi aussi mais koo xam ne yow loo sentir nga def dégluwoo kenn boo dugalee loi parrainage xëy nga dem France mooy bi ñu ko fay kii ñu ko fay sargal waaw sargal nañ ko sax parce que kii dóom lañ ko sotti quoi voilà donc loolu moo yor état quoi ci sama gis-gis man mais yéen opposition bi Lamine mais li ñëpp remarqué même yow sax war nga ko remarqué mooy plus ñuy avancé plus Macky gagne du terrain yéen ngeen di wàññeeku. fan la gagné terrain par exemple. ñu bëri rejoindre nañ ko. ñu bëri mooy ñan da ngay wax. fii kay ñu ngi fi mën nañ ci lim Souleymane Ndéné Ndiaye mën nañ ci lim ñi nga bokkoon ak parti. xam nga boo may wax da nga may wax ñoo xam ne am nañu base. wala ñoo xam ne Souleymane Ndéné Ndiaye amul base moo gagné dëkkam moo gagné woon dëkkam ba nekk maire. gën a amul base moo gagné woon dëkkam. waaw mais man Macky Sall jàpp moo ni ku am base ànd na ak moom. boo may wax da nga may wax ñoo xam ne au moins sénégalais yi. bu ñu wootee dinañu mën a feesal saal. ñoo xam ne au moins am nañu gëm-gëm ci li ñuy def parce que nit bu amee gëm-gëm day am benn trajectoire boo xam ne bu ko toppee du gestu mais mënoo wax lii tey bu subaa nga wax lee parce que kaddu dafa am solo donc man loolu lu may sàmm ci politique politicien ngeen de kaddu non man sama kaddu ren mooy sama kaddu déwén comme li ma la wax rek boo ko gis-gis jóge naa fa mais wax kon est-ce que di nga dem politique boo amee kaddu yéen Sénégal politique boo amee kaddu doo dem dina modernisation dina am parce que ak génération bi am ak génération bi amoon bu njëkk nga xam ne foo leen diri jëmale ñu topp la y a une différence parce que léegi ñi fi nekk ñu ci bari conviction la ñuy demee comme ni ma la ko waxee ci début bi toppatul ñu ni Malick laa àndal mu solal ñu t-shirt yam ñu ci ay kaar ñu dem ku ci ne yaa ngi raisonné ci xel bi nga xam ne moom la yàlla jox donc changement dina am daal mais boo may wax nit ñi ngi ko topp donc da nga may wax ko am base mais ñoo xam ni kenn déggu leen mënuñu dajale benn salle ñoo xam ne seen kàddu ren ak seen kàddu déwoon du benn seen kàddu ren ak bu daaw y a une différence nit ñëpp génn ci ñoom parce que kàddu bu dañee ci nit dara desu ci dara desu ci parce que loolu dafay lu am solo lu ñu war a sàmm du question la da ngay politique état mi ngi nii am na lu mu la proposé wala am na loo yaakaar wala yow sa intérêt personnel nga jël ko teg ko ci kanamu intérêt askan bi réew du doxe noonu waaw Lamine dañuy des ba léegi ci politique ñu ñëwaat ci diaspora bi gis nañ ne yow yaa coordonné woon comme ni ma ko waxee sànq seen coalition gagnante bi ba ngeen gagné. mais waaw centre sud bi ba député de la diaspora yi ñu ngi commencé def seen liggéey ban commentaire ngay def ci ñoom seen li ñu commencé liggéey est-ce que vraiment sentir nga utilité woon sax député de la diaspora parce que yéen sax da ngeen a bañoon projet bi déjà. ah mais dañ ko bañoon bi nga ma invité je pense que c'était 2013 non 2015. waaw bi nga ma laajee. boobu gis moon utilité boobu référendum bi jàllagul woon mais mbir même boo ko gisul aussi nga xam ni kenn ëppalewu la ci bu ñu demee ba nga xam ni kii am na majorité mécanique boo xam ni ou bien lu mën a doon rek loo xam ni moom day xool lu ko neex mu def doo ko bàyyee lépp loolu moo waral ñu jël suñu ay matukaay ba gagné fii ñi nga xam nag ñoom la ñu fal député ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan mais nag dañu amul pouvoir yëpp pour mën a eggale seen liggéey parce que ñoom mën nañu joxe mébétu askan bi waaye la koy dogal du ci ñoom parce que je vois que fépp sénégalais di nekk ñoom ñi ngi sol seen dàll di fa dem di leen déglu di saafonte ak ñoom bu doon dañ toog seen kër demuñu ci kenn ñu fal leen ñu nekk Dakar yor seen ay oto dans ce cas mën naa leen condamner mais je vois que ni ñi ngi liggéey mais nag dañu mënul dogal lépp parce que état mooy dogal ki nga xam ne moo ne ci bopp bi ñi yor majorité mécanique bi assemblée ñooñu ñoo mën a jàllee loi ñoo mën nga def proposition nag mais pour mu jàll ci ñooñu lay dépendre donc man maa ngi rafetlu seen liggéey parce que ñi ngi def lu ñu mën dañu yorul pouvoir yëpp nag. kon jàpp nga ne daal ñoom ñu ngi liggéey.
loolu laa mën a jàpp li ma la wax kay c'est simple. xam nga nit koo xam ne yow yaa ko fal. muy wër chaque fois fu daje sénégalais nekk mu dem fa laaj leen seen soxla mais laaj leen taxul mu mën ko jàllale mu egg nga am li nga bëgg parce que dépendrul ci moom donc loolu laa gis. waaw ay jàmbaar lañu quoi. waaw Lamine jeudi bële passé waaw xam nga yéen waa opposition bi yow sax xam naa demoo woon mais yéen waa opposition bi demoon ngeen consulat ne da ngeen di def journée foqarti carte ngeen ko tuddee xaw ma. ok est-ce que opposition bi yëpp loolu. non waa opposition bi yow boo ko góor ci opposition bi. non. est-ce que Macky Sall yow nekkoo sax ci ñi Macky Sall. parti yi Macky Sall kii mouvement yi Macky Sall créé yi ngay wax ne Macky Sall ko créé. bokkuñu sax conviction. Macky kooku day fekk mu ëpp la xam-xam wala mu jiitu la ci état wala mu suute la dara. loolu ci dara. non si la. parce que jiite nañ ku ko ëpp xam-xam jiite nañ. waaw non mais du benn conviction yi ñoo bokkul. gëm-gëm dafa am solo ci nit. waaw donc demoon opposition ñenn ci waa opposition bi demoon nañ consulat ne dañuy def journée foqati carte. est-ce que pour yow loolu ça résout le problème. waaw mais xam nga nit ku nekk boo amul moyen. wala nga xalaat ni nga war a yooxoo ba ñu dégg la. donc nga ni nii laa gisee. je pense que loolu lu am solo la. parce que ku nekk rek ak ni nga xalaatee ne yow si nga mën a fesee ba li ngay jooytu nit ñi dégg ko. parce que bari na yoon yi bari na mais nit ku nekk rek ak li nga choisir pour def condamné wu ma ko. parce que dafay loo xam ne lu jaadul la loo xam ne yow yaa ko moom da nga ko war a laaj. c'est pas nag nan nga ko laajee ak noo ko bëgg laajee. waaw est-ce que laajin bi aussi c'est pas important parce que boo leen demee tamit nit ñi di liggéey ngeen leen di bloqué da ngeen leen di yàq. mais léegi yow après finalement yéen lay gars yi di mere parce que man jeudi vendredi dem naa consulat mais population bi communauté bi yéen la mere opposition bi. communauté bi mooy ña fa nekkoon di jël si quoi mooy jël si seen i bagages. presque 40 personnes 30 personnes. dañ ne yéen da ngeen ñëw bloqué benn échantillon la rek mais buñ jàppee ni dañ ko bloqué. léegi buñ ko bloqué dañuy xeex xam nga ñoom mën nañu ñàkk li ñuy wut tey muy benn fan. mais li ñuy xeex mën na am njariñ pour suba ak ginnaaw suba. pour une majorité. foofu man gisuma ci inconvénient. donc nit ku nekk rek comme li mu la wax ni nga mën a demee ba nga xam ni mën nga fes ñu gis la ba mën a jooytu li nga war a jooytu ci moyens yi nga ko mënee foofu ngay jéem rek. waaw kon baax na Lamine si seen mouvement bi la ñuy ñëwaat démocratie et république. est-ce que yéen fii en Italie vous êtes structuré ak nan ngeen commencé liggéey bi fii en structuration day teel. parce que bi ñu annoncé suñ candidature yow dégg nga ko umpu la. ni ñu commencé liggéeyee moo tax ma dellu si waat rek di la remercier ci occasion bi parce que depuis ma nekkee Sénégal aussi déggante na nga ni ma Lamine boo ñëwee invité naa la. par la suite bi ñu déggante nga ni ma heure boo paree pour ñëw rek nga wax ma. donc opportunité nga ñu jox. parce que ñi ñuy woo bari na. parce que dafa am fu ñu nekkoon jóge fa. bi ñu fa jógee ñi ñu topp bari na. Lamine ñaari nit rek benn nit rek moo la topp nga ne ñuy topp non mais émission buy ñëw fii da nga fi gis ku fi indi car da nga wax ñu indi bus. néew naa la loo non dama ne la da nga wax ñu indi bus mais bus boo waxoon ñu indi bus ñu indi ko. mais man nga invité woo leen boo ñëwee ci marché bi dinañ la war. boo leen ma invité ma ñëw. non di nga ñëw incha allah bu président ñëwee incha allah yow di nga ñëw parce que incha allah di nga teewee lépp di nga gis lépp. mais mënugul wër mais ñi ngi waxtaan ak ñëpp. parce que bu ma toogoon naan la structuré wu nañu da nga naan mais Lamine moom li muy wax lu mu doon. mouvement boo xam ni lancé ngeen ko. yow bi nga jógee Sénégal yàggul yaa ngi liggéey ak Cheikh Moustapha Diop. ak ñeneen ñoo xam ni Pape Camara Demba Diop Calabria bare na ñi nekk ci section yi ñoo xam ne ñi ngi coordonné fi ñu nekk. xam li ma la wax. donc mënoo xëy rek nga ni structuré nañu wala li ñu bëgg yëpp am nañ ko ñu ngi ci liggéey bi. xalaat nañu def tournée. képp ku ñuy dégganteel téléphone rek xalaat nañu ñëw ba ci yow fekk la si sa base waxtaan ak yow. saafonte ak militants yi nekk foofu. donc loolu mooy jiitu. parce que nit ku structuré boppam moom structuration maanaam këyit c'est important. mais li war a nekk ci këyit bi nekk sa bopp moo ëpp njëriñ. parce que structuration du dara parce que këyit du mat nit ki ciy nekk mooy mat boo ko jàppee sa bopp rek que ku ne jox sa cër sa morom ngeen xam ni yéen a bokk même objectif rek loolu rek doy na structuration. parce que ñun xëccoowuñu dara peut-être man instant bi maa ngi wax ci tuuru kii bi. keneen ku ñëwoo nit ni yow da nga am objectif ni da ngay coordonner mouvement bi. nga jël. man li ma amal njariñ mooy nañu am ndam ci li nga xam ne moom la ñuy def loolu dong laa am comme objectif. Lamine ñoo ngi xam naa sax léegi ñu war a tëj émission bi. Lamine ñoo ngi dëgmal ay élections gis nañ ne opposition bi presque seen coow yëpp fichier bi la est-ce que fichier bi fii pour yow am nga yaakaar ci fichier bi ñu nar a représenté ci élection bi. non aw ma ci yaakaar donte am na ay experts yu ñëw. c'est-à-dire man li ma la mën a garantil daal. mooy bu dee carte mooy fal président Macky Sall. du falu.
bu ko carte falul lu koy fal. mais lu koy fal xam nga ko parce que parrainage bi yëpp ci njublang dong la jublu. ak comme li ma la wax rek bu ñu toogee di seetaan. parrainage bi mooy doon résultat provisoire élection présidentielle yi ñëw. parce que loo wax mun la feeñoon na ci parrainage bi. parce que dafa flou maanaam dañ ko jël te jumtukaay yi ci war a nekk yëpp amul maanaam préparé wuñ ko day loo xam ne dañ ko def nii rek d'une manière arbitraire ku nekk gàddu feuille dem bind nit ki signé feuille bi mën na wadd feuille bi mën na tax léegi feuille yooyu après fan la jëm ak nan lañ koy ordonné ba dafa doy waar. non mais feuille yi moom buñ ci paree ñoom dinañ ko jël def jàngat bi ku nekk ñu xool yi nga xam ne signature yi valable gi valable. mais signature kat moo ko mën vérifier man tey bu ma signé. bu subaa day déborder. non pas signature nii xosi bu valable mais au moins di nga joxe sa référence di nga joxe sa numéro carte d'identité. ba pare loolu mën naa ci d'accord mais signé moom bu tudd signature. parce que moo tax ma xam ne comme ñaari kii la ñu am nañu beneen alternative je pense que mooy clé USB bi. mais lu jëm ci signature nii kese. kenn mënu ci vérifier parce que amul fiabilité. boo nee nag données yi numéro carte d'électeur numéro carte d'identité comme li ñu wax boo njëkkee parrainé ki nga njëkk parrainel moo valable dans ce cas mën naa nangu te yaakaar naa sax ñoom ñooy njëkk parrainel ñëpp ku ci am ñaari parrain yow yaay perte rek mais ñoom ñooy moom kii ñoom ñooy wax ñoom ñooy njëkk parrainel. ñoo leen parce que ñoom ñoo ngi liggéey yéen. non liggéey du liggéey c'est-à-dire ñooy buur ñooy lépp te tamit amuñu ci kersa. c'est-à-dire dictature la boo xam ni kersa amatu ci affaire maa tay la lu ma neex. wax bàyyi parce que danaan Sénégal buñ coowee tey bu subaa ñëpp noppi moo dal ci kaw Khalifa Sall parrainage bi. ça continue parce que doo xoolee Sénégal amul une opposition benn bloc opposition ay pàccaat la am ku nekk bu la arrangé nga def nii bu demee ba njariñ. mais c'est-à-dire ni boo woowee opposition nga xam ni ànduñu ak président Macky Sall. ñoom ñëpp ñoo yem benn objectif. am na ñoo xam ne nag opposition président Macky Sall la moom moo leen formel boppam jël leen parrainé leen sax laay wax. pour tudde leen pour ñu mbubboo opposition. mais ñi nga xam ne ñoo yem benn objectif mooy nan la ñuy def ba mu jóge fii. ñoom ñëpp ñooy xàccandoo di dóorandoo. du njariñ bi feeñee ñu tasaaroo de. ban njariñ amagu fi njariñ bi mooy mu jóge ci Sénégal rek après ñu doogaay xool na fu jógee rek. yéen mu leen ko fay jëlee de la li ma gis nii. jàpp naa ne day toogaat wala. toog de li ma la wax rek carte moom du ko fi toogloo moom parce que il est impopulaire. donc liggéey bii nii bu continuer te mbir yi jaar yoon deuxième tour bu fa demee bu amee ba buy dem deuxième tour xam naa 30% lay am. néew na de ñoom ñu bëgg. 54% nga ne 30. non li ma la wax moom. Lamine laaj bu mujj bi mooy est-ce que yéen ci parrainage bi ak ci opposition bi nga xam ne am ngeen front fii yéen a ngi xool di def ay. di contacter gars yi pour bokk ci liggéey bi liggéeyu parrainage bi ak liggéeyu front beeg yooyu. donc man bi ma retourné yàggul. je pense que opposition bi fii booloo bi sax des na. parce que da ngay gis ñu ànd ñeneen ñi féete fii. donc pour wax ni opposition bi yëpp mi ngi nii ci benn dànk amagul fii en Italie. amul fenn. amul non dafa fii sax laa parce que fi ma nee laa jël référence rek. comme ni nga Sénégal bi ngeen ci opposition bi. donc li ma gis rek. mooy dina am ñu ànd mais toujours ñoo yam benn objectif. bu ñu demee ba taxaw xeex suñu ay droit wala ñu dem pour jàmmaarloo ak ñi nga xam ni ñoo fi nekk. ñun ñëpp ñu dajaloo doon benn li ñu moom ñu jëlal ko suñu bopp. donc man loolu laa gis mais néanmoins lépp lu ñu nekk rek ñun ñu ngi ci parce que xam nañ leen parce que ñun ci PDS lañ dooree. nekkoon numéro 2 bu UJTL fii ci booba ci yu bare amagul mouvement yi parce que booba Karim génnagul parce que yaakaar naa 2011 la woon. bi ñuy formé UJTL bi Milan boobu man maa fa nekkoon comme candidat ak beneen femme. donc xam nañu bu baax li fi xew donc lépp luñ nekk it dinañ ci nekk parce que dara duñu parce que duñ ci gan. waaw Lamine yow lan ngay tëjee. donc du ma def lu dul di la remercier rek ci invitation bi dellu di la remercier di remercier aussi suñu technicien bi Augustin di remercier aussi mon frère Pape Camara bi nga xam ni franchement dafa yàq ay nelawam waroon liggéeyi tey bàyyi ko rien que pour mouvement bi jaral ko di nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñëpp ñi nekk ci section yi ñoom Demba Diop Calabria Boli Fara Diop Ndumbe Diop Anta Jama Aji Fall bu Lekko ak Rama Diop ak ñëpp rek bari na ak Pape Diène
ñi ngi remercier ñëpp daal ñi nga xam ne ñooy suñu militants yi ak sympathisants yi ak ñi nga xam ne tudd ñu leen aussi parce que tamit yaakaar naa buñ fi nekkoon di leen tudd dinañ ci dolli yeneen 20 minutes liste bi mat na de boo bëggee mu continuer tamit ba tey liste bi mat na de amaatoo keneen boo bëggee mu continuer di nuyu Gora Ndiaye aussi bi nekk Torino Papi Cissé bi nekk Parme di nuyu ñëpp ñi nga xam ni daal di wax ni daal yàggatul dinañu dem fépp def fa benn tournée continuer parrainage bi ñi ngi ci pour jéem a waajal élection présidentielle yi nga xam ne mooy ñëw pour suñu président Soumaré yàlla jox ko réew mi ci jàmm comme defal ñu ci ñaan bu baax a baax comme mi ngi ñëw fii bu ñëwee mbaaru def comme gars yi rek wax li gars yi waxoon non c'est-à-dire bokkul bu ñëwee di nga xam ne différence am na parce que technocrate la du koo xam ne day wax waxi politique pour wax ñi rek quoi donte sax ñëpp yemuñu mais moom y a une différence quoi parce que du wax lu mu gëmul kon baax na waaw tàggool ñu tëj émission donc di la remercier rek di vraiment di kontaan aussi di remercier ñëpp ñu ni seetaan à travers Diaspora Vision di rafetlu vraiment liggéey bi ngay liggéey aussi parce que tamit liggéey bu am solo la dina permettre ñu mën a waxtaan ak ñi nga xam ne jotuñu gisante ak ñoom di déggante ak ñoom téléphone ñu nuy gis di dégg suñu ay kàddu loolu dafa am solo ñu ngi la ci remercier bu baax waaw Lamine yow tamit ñoo ngi lay remercier ci sa disponibilité ak vraiment coono bi nga am ci voyage bi mu sori vraiment mais loolu yëpp xooloo ko ñëw nga d'ailleurs sax man bi may ñëw fi laa la fekk loolu day témoigner rek sa farlu ci affaire bi ak sa gëm-gëm ñu lay gërëm di la sant di gërëm téléspectateurs yi nga xam ne ñoo doon teewlu émission bi fii ci Diaspora Vision di leen jox rek dig daje ba xam naa beneen émission ak beneen invité incha allah jërë ngeen ko merci. ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi